bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallam ala sayyidil wujudi Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. alhamdulillahi qaa'il yaa ayyuha alladina amanu stajibu lillahi wa li rasulihi ida daakum lima yuxyikum wa sallallahu wa sallam ala sayyidil wujudi Muhammad ibni Abdullah. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. mbokki Sénégal, mbokki àdduna bi, fu waay mën a nekk, ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam. ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. alhamdulilah, ku gis jataay bi xam ne ñu ngi fii ci Bambilor ci kanamu xalifa bu tedd bi Thierno Ahmad Thierno Djibril Ousmane Daouda Ba di xalifa Thierno Djibril Ousmane Daouda Ba fii ci Bambilor. ñu ngi am rafetlu di jàkkaarloo ak àdduna bi yëpp di wax ak yéen ci li nga xamante ne ni moo dal àdduna, waaye en particulier dal Sénégal ak sunu gox-goxaan yi, muy mbas bi nga xamante ne ni moom la ñuy jànkoonteel ñun ñëpp, ku nekk ci ñun di ko dund ba ci biir këram ba ci biir néegam. ku amul mbokk bu ci feebar am nga tiitaange ne bés bu nekk wala waxtu bu nekk mën na dal ci yow, ndax loo xamante ne kenn xamul fan lay jógee, kenn xamul fan lay duggee, kenn xamul lu muy duggee. kooku ku la wax ne dal xel mën na ci dal rek dafa xamul. kon nag loolu moo ñu indi tey ñu toog waxtu yi bu ñu fi doon toog dañuy wax leneen lu dul li ñu fi tax a toog tey, muy ziara Bambilor, ziara Thierno Djibril Ousmane Daouda Ba. moom lañ doon waxtaanee. xalifa bi nag bi waxtu bi tolloo fii ak jaxasoo bi nekk ci àdduna bi, rawatina ci Sénégal, ak deuxième vague bi nga xamante ne metti na, ñun ñëpp a ngi koy wax, moom mu décidé ak comité d'organisation bi ak njaboot gi ak taalibe yëpp, incha allahu rabbi ne ren incha allahu rabbi dañuy toxal ziar bi maanaa dañ koy fomm ba déwén incha allah. loolu moo nekk information bi nga xamante ne ni bëgg nañ ko jàllale ci Sénégal yëpp, waaye bëgg nañ ko jàllale ci taalibe Thierno Djibril Ousmane Daouda Ba ak ay soppeem, fu ñu mënti nekk ci àdduna bi, fu ñu mën a nekk ci Sénégal, ci gox-goxaan yi, rawatina Fuuta nag bi nga xamante ne nii foofu la ñu jógee, te ku nekk xam na ne ay junni nit di fa jógee di ñëw ci ziara bi, rawatina Casamance ak gox-goxaan yëpp. xalifa bi tamit mu ngi ñaax waa Fuuta di leen wax ne mbas mi lu réalité bu rëy la, rawatina foofu. gis nañ ne fan yii ni muy faagaagale nit ñi foofu, te moyens yi bëriwul foofu. hôpitaux yi amuñu moyens yi nga xam te ne hôpital du Dakar yi am na ko. donc ñoom tamit ñu gën a farlu, gën a ñaaxaat seen bopp, gën a taxawaat ci mesures barrières yi, mooy masque yi nga xam te ne nit ñi dañ koy sol, ak distanciation sociale yi, ak yeneen yi ci topp yoo xamante ne nii mooy dajaloo yi ak yëpp. incha allah xalifa bi mu ngi gën a ñaaxaat waa Fuuta, ginnaaw bi waa kër docteur ñaaxee nit ñi ci yooyu. incha allah ala kulli xaalin mu ngi yëgal ne taalibe yi bés bi nga xamante ne jàppoon nañ ko muy ziara bi, ñu jàpp ko le 13 mars incha allah. bés boobu ziara bi dootul am, waaye li ñu fiy def fii mooy xanaa ñu jël benn suba gu ndaw rek jàng ci benn kaamil wala ñaar, yeeweeku incha allah. ñaanal Sénégal, ñaanal àdduna bi yëpp. lu jiitu loolu nag ku nekk ci ñun nañ ñaan ba bés boobu sax bu ñu fay egg fekk mbas bi dootul am. mu ngi diggal nag taalibe yi ak am di jàmm yi ak soppi bi ak jullit yëpp fu ñu mënti nekk, bésu ziar boobu nga xamante ne bés bu rëy la ci ñun, bés bu rëy la ci njabootu Thierno Dji bi. ñi nga xamante ne doon nañu ñëw nañu toog seeni kër jàng kaamil, bu ñu mënee jàng kaamil ñu jàng kaamil, def ñaan. bu ñu paree kaamil bi ñu jàng astaghfirullah ku ci nekk ci ñoom, muy astaghfirullah junni ak téeméer ak fukk ak benn. su ko defee incha allahu rabbi ñu def sarax, ku mën a def sarax bëggal ay xale, bëggal ay jirim, bëggal ay néew ji doole, ndax yàlla musal ñu ci lii, waaye musal ñu ci yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii moom ci boppam moo ko programme woon incha allah, ndax sunuy ñaawteef yi ñuy def ak yeneen, waaye yàlla musal ñu ci incha allah ba faw incha allah rabbi. mbooloom daayira yi nga xamante ne dañ doon ñëw ci ziara bii Thierno Dji bi, ak daayira yi nga xamante ne mooy daayira Al Fawz wan Najaat yëpp incha allah, ak ñeneen ñi nga xamante ne ni doon nañu ñëw te tënkuwuñu ci daayira, ñooñu ñëpp incha allah xalifa bi mu ngi leen di yëgal ne daal incha allah fu waay nekk ci bés bi, ni nga ko doon defee di bàyyi sa yitte yëpp di ñëw di ànd ak moom ci liggéey bi, fi nga toog nga ànd ak moom ci liggéey bi. ni ngay ànd ak moom mooy nga def astaghfirullah junni ak téeméer ak fukk ak benn,
waaye nga jàng kaamil boo ko mënee incha allah nga saraxe tamit incha allahu rabbi boo ko mënee ala kulli xalin incha allahu rabbi loolu daal mooy ndigal li incha allah. Musulmans du Sénégal, d'Afrique et d'ailleurs, amis et sympathisants de la famille Thierno Djibril Ousmane Ba, comme vient de le dire le porte-parole de la famille Thierno Malick Ba, nous vivons dans un contexte de pandémie qui est dans sa deuxième phase, une deuxième phase extrêmement mortelle, préoccupante. C'est la raison pour laquelle la ziara annuelle dédiée à Feu Thierno Djibril Ousmane Ba, qui aurait dû avoir, ou bien qui devrait avoir lieu le 13 mars 2021, est annulée cette année. À la place des manifestations traditionnellement organisées, le khalife de Bambilor, Thierno Amadou Ba, exhorte les musulmans du Sénégal, d'Afrique et d'ailleurs, les fidèles, les amis et les sympathisants, d'organiser le jour J des séances de récital de Coran, des istighfar et procéder à des aumônes à l'intention des nécessités les plus proches. Comme il l'a dit, il demande aux fidèles, amis et sympathisants de Fouta, de la Casamance, des autres régions du Sénégal, de respecter cette recommandation de lecture du Coran, suivie de istighfar, d'aumône, et maintenant implorer le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, pour la fin de cette pandémie au Sénégal et dans le monde. Le khalife remercie les autorités administratives qui traditionnellement l'accompagnaient dans l'organisation de cette cérémonie, mais également les autorités religieuses, les khalifes des différentes familles, Touba, Ndiassane, Medina Baye, Tivaouane, Yoff, et j'en passe. Le khalife de Thierno Mohamed Bachir et tous les autres chefs religieux, tous les autres khalifes du Sénégal. Il remercie tous ceux, comme d'habitude, accompagner la famille dans cette organisation en leur donnant rendez-vous, Inch'Allah, des recommandations à l'intention des talibés, des fidèles, des amis de la zone de Matam, où la pandémie est en train de sévir gravement, qui respectent les mesures barrières. Et il le recommande d'ailleurs pour tous les Sénégalais, mais à plus forte raison, les zones qui sont actuellement des zones de pandémie, où vraiment la maladie est en train de faire des ravages.